ngi leen di interpeller teelaat leen xale yu góor yi ngeen dugal leen ci ruq bu jaree coup de pañ ngeen coup de pañ leen. bu ko defee ñu changer merci beaucoup professeur. Merci beaucoup, à très bientôt. Jeudi oui inchallah rabbi. Aïcha on fait place justement à Louisa Diandi ànd ci ñu dem région ñëwaat tout de suite. Aïcha. Comportemental ci bërëbu liggéeykaay dalay may chance de bu baax a baax. dalay may chance balaa ngaa dugg ci bërëbu liggéeykaay sax ci phase de recrutement bi sax dalay may li nga xamante ne mooy chance. wax nga ko parce que quand même du côté des recruteurs je pense que c'est l'avis le mieux partagé que soft skill yi day accompagner li nga xamante ne mooy compétence technique bi alors maam si di ci illustration bi. ñu jël juste rek asma quelques soft skills yi nga xamante ne moom ngay soxla pour booy dem ci li nga xamante ne mooy entretien il faut être doté d'esprit de créativité créativité dans le sens où booy waxtaan ci li nga xamante ne yow ak recruteur bi il faut que nga jéem a intéressé wu ci entreprise bi question réponse yi suy ñëw il faut que nga am doté ci li nga xamante ne mooy sens de créativité xool aussi environnement bi xool nooy defee ba yow tamit participer bu baax ci li nga xamante ne mooy échange bi ci tableau bi nga xamante ne moom laa jox man Sidi boo nekkee ci entreprise am na ay qualités yoo xamante ne en dehors de compétences yi nga xamante ne moo la fa indi il faut nga mën a nga koy fësal muy boo gisee des fois problème dina am entre collègues il faut avoir yow mi di manager bi la capacité de li ngay xamante ne mooy négocier wala en tout cas indi résolution ci li nga xamante ne mooy problème bi il faut avoir aussi oser am esprit critique c'est-à-dire que donner ton avis sans pour autant prendre des considérations subjectives mooy c'est-à-dire que dama am problème ak Asma que lu mu def lu ne rek dama koy critiquer non il faut avoir un esprit critique mais dans le but de faire avancer les choses li nga xamante ne mooy intelligence émotionnelle du des fois di nga gis ñoo xamante ne sax yenn collègues yoo xamante ne dañoo sensible wala ci yenn wala nga mere nit ci li nga xamante ne mooy yéen a ngi koy jëflante ci seen liggéeykaay il faut avoir retenu wala gérer say émotions ba tax ne tey jii même booy def contribution wala tey jii liggéey bi bu ko jaree il faut nga bàyyi lu bëri bàyyi sa mer wala bàyyi li nga xamante ne moom nga joteeg moom pour liggéey bi mën a continuer. Alors beneen bi mooy l'esprit d'équipe c'est important cohésion bi nga xamante ne nit ñi dañ ko war a am parce que tamit boo xoolee valeurs yi nga xamante ne entreprise bi moom lay doxee tey jii li nga xamante ne individualisme mun na bañ a indi li nga xamante ne mooy doxal liggéey bi naam des fois dina am di nga prouver tey jii li nga xamante ne say compétences peut-être mun na la may li nga xamante ne mooy promotion mais am na fooy toll foo xamante ne cohésion d'équipe mooy tax département bi wala mooy tax des fois liggéey bi jaar yoon flexibilité aussi bokk na ci soft skills yoo xamante ne des fois da nga koy soxla il faut être nit ki da ngay oyof doo rëy il faut être accessible flexible bañ ñu wax la rek nga gis sa bopp loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ne ay compétences comportementales yoo xamante ne da nga ko war a développer te des fois mën nga ko jàngee sax sa biir kër. mën nga ko jàngee entre say collègues yooyu c'est des acquis yoo xamante ne plus ngay dem plus di nga am mais baax na tey ji nga développer parce que li may wax nii mën nga loo xamante ne da nga koy màggaale say parents ñoo koy def ci yow mbedd bi ñoo koy def ci yow donc du coup nit ki il faut que muy yar boppam il faut que aussi tamit muy développer li nga xamante ne mooy compétence comportementale yooyu loolu mooy tax nga mën a jiite nit loolu mooy tax tey ji bu ñu la dénkee dara nga yaatu ba tax mën a xajal ñëpp même ki nga xamante ne àndul ak yow sax mën nga ko yaatal li nga xamante récupérer li nga xamante ne mooy xalaat bi pour tey ji entreprise bi dox wala département bi nga xamante ne dox je prends un exemple tey ji il faut ngay yaatal yow mi nga xamante ne mën nga joteeg nit ci biti mais boo toogee ci plateau bi sax nit ki waru ko gis donc loolu c'est des compétences comportementales yoo xamante ne plus ngay dem professionnalisme da koy indi te loolu c'est des acquis yaa koy may sa bopp loolu nit ñi mën nañ ci rawantee mën na tax ba tey ji bu ñu la waroon jël ñu jël keneen parce que amoo posture manqué nga peut-être
manqué nga li nga xamante ne mooy. ubbeeku flexibilité ba tax na tey jii ci biir échange yi ngay am ak sa recruteur loolu yëpp dañ koy seetlu bokk na tamit ci tenue bi bokk na tamit ci hygiène bi loolu yëpp ci la bokk. parce que tamit munoo tey jii nga dem ci nga xamante ne kii recruteur bi mu tiim la gis la sa yére yi tilim. nga am ay ñax wala nga am mauvaise haleine yooyu yëpp c'est des ci soft skill ci soft skill yi la bokk. ba tax tey jii mën nga am longueur d'avance ci ki nga xamante ne peut-être mooy sa collègue bi nga xamante ne les entretiens ne sont plus vestimentaires mais aussi comportementaux donc maanaam ni ngay toggee ni ngay doxee ni ngay waxee ni ngay gérer te les stages peut-être loolu lañ ciy seetlu. moo tax léeg-léeg nit def stage 1 mois ñu ne ko merci beaucoup mënuñ la signer le contrat parce que gis nañ ci moom jikko joo xamante ne mënut a doyu leen pour poste boobu noonu leen war a dégg surtout justement oyof de mooy ndayu bépp lu baax n'est-ce pas maman Aïcha mi ngi noonu moom Babacar Gueye dañu koy nuyu dalal ko jàmm ci suñu biir mu nekk chauffeur gros porteur nekk coordonnateur aussi mouvement taxawu transport yéen a ngi waajal grève boo xamante ni da ngeen ko menacé gum nag yegg see gut à partir de demain ba le 2 maanaam ba gannaaw suba salaamaaleykum. maaleykum salaam maa ngi lay nuyu. noo def. di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp. aussi di nuyu kilifa kër gi El Hadj Bougane. ñoo ngi lay fay bu baax a baax. ko ñaanal jàmm. amiin waaye yàlla na ko am. amiin nga am ko yow itam. alors lu waral lu wundu grève boobu noonu lan moo tax ngeen bëgg grève. ok grève bi li tax ñu sumb grève boobu tracasserie bi ci kaw tali bi aussi bokk na ci. ci diggante alkaati yi ak policiers yi. bon puisque dem bi ak tikk bi jafe na trop ci au niveau du corridor bi dañ ciy jànkonte ak ay jafe-jafe yu bëree bëri jafe-jafe bokk na ci alkaati bi mi ngi lay jàpp aussi di jël sa xaalis. si. naka ci yan condition lay jëlee sa xaalis. comment ça se passe yan condition lay jëlee sa xaalis tantôt tey dina.